ñun ak waa comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy ak chef de service yi ak aussi la mairie de Tivaouane ndax ñoom it dañu am liggéey bu am solo bu ñuy def ci biir gàmmu gi daanaka léeg-léeg sax dañ leen di xaw a fàtte ndax dañu mel ni ku bokk ñoom ñëpp ci biir comité d'organisation bi ñu ñëw fii tey pour def daje bi ci teewaayu Serigne Mouhamadoul Mansour ibn Serigne Mbaye Sy Mansour le porte-parole donc du khalife général des Tidianes Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ñu koy jox sunu ziar ak suñu nuyoo mu tegal nu ko ci loxoom ngir waxtaane tey ci yan anam la ñu mën a def ngir xew-xew bu mag boobu muy gàmmu Tiwaawan ñu koy amal fii te at mu nekk lim bu takku di fi ñëw te muy gën a yokku nan la ñuy def ba fexe ba organisation bi ñu ci daan def doon organisation bu mucc ayib ñu ni daaw nag am na ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku woon surtout ci wàllu ndox mi ci wàllu hydraulique ndax camion yi waroon ñëw lim bi ci doon xaar ñëwul moo tax ren ji waxtaan nañu lu yaatu wàllu ndox mi te fas yéene nañu ak autorités yi nga xam ni ñooy autorités centrales yi waxtaan ci ak ñoom bu baax ngir ñu saafara problème boobu waaye comme niñ ko doon defee lépp li nga xam ni ay dogal la ñu war a jël waxtaane nañ ko ak comité d'organisation bi ci wàllu wér-gu-yaram gi dañ ni hôpital Abdoul Aziz Sy Mame Dabakh depuis daaw ñi ngi laaj ñu yokk niveau relever li ñuy wax niveau bi ndax plateau technique bi dañ nañ ko relever ndaxte ñi nga xam ni ñoo fiy ñëw te itteewu paj jóge ci yeneen dëkk dañ fi ñëw fekk fi waa Tivaouane yi nga xam ni déjà ñoom it ñu bëre dañuy itteewu paj ci hôpital bi daanaka hôpital bi mën nañu wax ni fi mu nekk nii egg na niveau boo xam ni prestation yi muy joxe sax yeneen hôpital yu ko ëpp niveau moom la ñuy joxe et ñu bëgg nag ñu dooleel hôpital bi ñu sàkku nag ci biir CDD bi ñu scanner bi nga xam ne ñi ko fa doon waaj def ñu jël ay matuwaay pour jéem ko fa installer avant bourde bi di tàmbali. ci am na salle tamit bu ñu fa prévoiroon pour ñi nga xam ni dañuy def yenn accident yi ak yenn bu accident amee kenn ñaanu ko yàlla bu amee ay jafe-jafe ñooñu ñu mën leen fii defal ay soins laata ñu leen di yóbbu ci yenn hôpital yi nekk ci wàllu Thiès wala Dakar et am na yeneen matuwaay tamit yu ñu jël pour nañ ko doon defee rek poste médico avancé yi ñu juróom fukk ak juróom yi fi doon nekk ñu yeesalaat ko ak fekk fi 6 yi nga xam ni mooy hôpitaux yi ak dispensaires yi am na nañ ci nag ay jafe-jafe ci poste yi ndax ci lu jëm ci wàllu tente yeeg yooyu dinañu seet tamit naka lañ ko saafara jël nañ ci ay ndogal jël nañ ci tamit ay mesures yoo xam ne war nañ ko waxtaane ak kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci ministère de la santé ak ministère de l'intérieur ngir ñu mën nu jàppale pour programme bi nga xam ni prévoir nañ ko pour hôpital bi ak lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram et ñu mën ko eggale am na sax ci wàllu poste de santé yi loo xam ni commune Tivaouane xëy na dinañ ci wax léegi dinañ ci indi tamit ñoom it seen i danañ ci dugal seen loxo pour jàppale ñu ci wàllu wér-gu-yaram yi ci wàllu courant bi sàkku nañ ci Senelec mu defal nu mise hors délestage courant bi mañ a dog Senelec dig nañu sax ni ren am na programme bu bees boo xam ni Tivaouane dana ci am juróomi poste te loolu dina tax coupure courant yi ak courant bi ni mu doon xaw a faible et mu indi ci ay saafara waaye teewul dina am tamit benn groupe électrogène boo xam ni dinañ ko indi fii teg ko fi pour naam jël nañu ay matuwaay su courant bi dogee tamit li nga xam ni moo nekk ci bérébu bi nga xam ne fi la xabru yi nekk ak esplanade bi ñu mën a fexe ba courant bi moom du fi mës a ñàkk et SDE tamit dana def ay branchements sociaux ren laaj nañ ci ñaari junni ndax dëkk bi dafa yokku et ñi itteewoo ndox tamit di gën a yokku lim bi di gën a takku sàkku nañu ñu defal nu ci ñaari junne branchement waaye dañ koy boole tamit ak béréb yi nga xam ne ay dalukaay la béréb yooyu moom it seen lim dafay gën a yokku ren ñi ngi ko natt ci juróom-ñetti téeméeru béréb yoo xam ni bëgg nañu def fa ay li ñuy wax point d'eau ba nit ñi di ñëw ak daayira yeeg yëpp heure bu ñu itteewoo ndox ñu mën ko am
te SDE tamit dana jël ay dispositions pour mën a yokk pression bi. ci wàllu yoon yi am na yoon yoo xam ni moo lëkkale dëkk bi ak quartier yu bees yi sàkku nañu Ageroute mu defal ñu fa ay piste ba ñooñu nekk ci quartier yooyu mën a dem bi ak dikk bi ci biir commune bi seen diggante commune bi mën a yomb. am na nag ay tali yoo xam ni laajoon nañ ko depuis daaw ñaar la, benn bi mooy Daaru Alpha Tivaouane am na tamit beneen boo xam ni daaw laajoon nañ ko moom bëriwul sax daanaka juróomi kilomètre la mooy ci diggante dëkk bi ak ñaari quartier yu bees yi benn bi ñu koy wax Seydi Jamil benn bi ñu koy wax Khalifa Ababacar Sy. loolu tamit CDD bi yeesalaat na demande bi ak yeneen aménagement yi tamit yeneen yoon yi nga xam ni Ageroute mën nañu ci jàppale ba nga xam ni dem beeg dikk bi gën a yomb ci pèlerins yi ak ñëpp ñi nga xam ni dañu ñëw Tivaouane pour incha allah ñëw gàmmu si. secteur yi ñu waxtaanee yëpp fu ci ne jël nañ fa ay dogal te ñaax nañu chef de service yi ñu ànd ci ak COSCAS am ay réunion yu bëri yoo xam ni fas nañ ko yéen a def ak ñoom pour liggéey boobu mën a antu ci jàmm. ci wàllu kaaraange gi nag foofu tamit daaw amoon na ci ay jafe-jafe yoo xam ni xëy na waxtaan bu doyul woon xëy na moom moo ko waraloon ren fas yéene na ci def ay réunion ay daje yoo xam ni dañ ciy waxtaan wane ci lépp li nga xam ni moo jëm ci wàllu laissez-passer yi wàllu comment dirais-je macaron liaison yeeg yëpp nga xam ni ñëpp dinañ ko xam que kilifa yi seen dem ak dikk mën a yomb comité d'organisation bi seen dem ak dikk mën a yomb ñëpp ñi nga xam ni ñoo seq organisation màggal gi kii gàmmu gi ñu mën a dem dikk ci jàmm. jàpp nañu nag ni dogal yooyu ñu jël fas yéene ci lëkkaloo ak comité d'organisation ak mairie et suñu autorités yi nga xam ñoo ne au niveau régional ak au niveau central ñoom it danañ ci jàppale ñu yaakaar ni incha allah suñ koy wéyale noonu fii ba keroog ñuy amal xew-xew bi suñu borom mën nañ ci defal jàmm ba gàmmu Tiwaawan ren incha allah ñu amal ko ci anam yu mucc ayib am ci wax dëgg yàlla gërëmu sëriñ bi ak kilifa yëpp ak ñi nga xam ne tamit ñooy suñu ay autorité te ñu sant ñu ñëw ni nañu ànd ak kilifa diine yi taxaw ci seen soxla ba na nga xam ne noonu lañ ko bëggee ñu faje ko noonu loolu daal lañ doon wax ci tënk. xew-xew boo xamante ni ay millions ngi nit buñ ko compté li fiy ñëw ci premier bourde ba dernier bourde ba ci gàmmu gi ñoo fiy daje. lu mel noonu nag su xewee ki nga xam ne moo yore la coordination maanaam moo war a lëkkale doxalin yi nga xamante ne nii gouvernement am na ko ci gox bi muy monsieur le préfet dina jaadu mu woote réunion bu mel nii ñu koy wax comité départemental de développement. acteurs yëpp ñëw nañ am nañu ay assurance que ni lépp loo xamante ni daan nañ ko def ci wàllu ndox ci wàllu courant ci wàllu kaaraange waa élevage waa commerce dinañ ko dolli waxuñu dinañ def li ñu daan def mais dinañ ko dolli jafe-jafe yi ñu am tamit defe naa ne préfet ñëw na ci te secteurs yi nga xam ne concerné leen dinañ ci def wax dëgg yàlla li nga xamante ni moom lañ ci war a def. ren nag ñun li ñuy jàpp ñaari point d'attention la ñu am benn bi dañu wax ni président de la république gis na ni lu mel ni gàmmu nga xam day am at mu jot dina jaadu ñu utal ko loo xamante ni luy wëy la. loolu moo indi auditorium bi ñu nekk tey jii ñu nekk ci mais également salle de réception bi nga xam ni fañ ko daan defee ay téeméeri nit ak ay téeméeru waxtu ci ay liggéey la daan laaj ak li mu àndaloon ci insécurité ak ay dépenses ci wàllu dund yëpp ñu ko daan def mu teggil ñu ko defal ñu lu mel nii mooy joxe na le ton wane ni kat le comité d'organisation du Mawlud dafa war a nekk comité boo xamante nii duñ ko def rek xëy na bu Mawlud ñëwee ñu def suñu liggéey après toogaat mais dañ koy continuer. defe naa ni le président Mame Ousmane Samb d'accord nañu léegi bi ñu waxtaanee ci biir réunion bi que ni war nañ ko def loo xam dañ koy pérenniser te lépp loo xam dañ koy soxla at mu jot dootuñu xaarate ba at mu jot rek ñu laaj ko état dinañ ko laaj mu accompagner ñu lu mel ni tentes yi ñuy utiliser ci points médicaux avancés yi lu mel ni toilettes mobiles yi ñu fexe ak góorgóorlu boo xam ne dinañ ko def ba am ci loo xam ne dañ koy jagleel xadara bi loolu defe naa ni dinañ ci continuer di liggéey ba suñuy ñëwaat ci gàmmu lu bari dina fekk dinañ ko amal suñu bopp ci biir comité d'organisation boobu. beneen point d'attention bi mooy Tivaouane tey dafa toll ci lu juróom-ñaar fukk ak ñaar quartier mais ci biir juróom-ñaar fukk ak ñaar yooyu am na lu toll ci fanweer ak ñett yoo xam ay village la ñu woon ñooñu ak centre ville bi xaw nañu soreyoo gis nañ ni ñoom yaakaar nañ ni li nga xamante ni nii ay njariñ la yu war a tukkee ci gàmmu gi ñoom liñ ci war a am des na
ren nag ñaan nañ comité d'organisation bi ci wàllu ndox ci wàllu courant nga xam ne ay extension dina ci am ñu am loolu xamante ni dañ leen koy jagleel te yaakaar naa ni li ñu am nu mu toll rek dinañ ko fa war a yóbbu mais également ci wàllu vidange ak lépp loo xamante ni rek njariñ la bu tukkee ci gàmmu gi. wante daaw si CRD régional bi ñu def Dakar AGEROUTE waxoon na ni programmé nañ si année 2017 ñaar fukki kilomètres ak ñaar ci tali yu war a jógee foofu ñëw ci biir dëkk bi tey ki leen fi représenté xamal nañu ni marché boobu lancé woon nañ ko li ko tardeel rek mooy dafa am ku ñu ko attribué mu am recours administration nag noonu lay doxee te DSMP loolu moo fiy rôle am maanaam buñ ko attribué ku yaakaar ni dañ la lésé nga def recours foofu kon am nañ yaakaar comme foofu la toll loolu bu ñu ko lever rek marché boobu dinañ ko commencé exécuter te dina nekk njariñ ci Tivaouane dina nekk njariñ ci village rattaché yooyu ndax sànq dégg ngeen bi ñuy wax véhicule de vidange yi ñu ni même bu ñu amee yéene yóbbu leen fa te tali amu fa duñ fa mën a dem bus Tata yi nga xam ne daaw la ko président lancé ñu commencé daw Tivaouane mën na bu ñu fa yegg ndax amuñu ay tali donc loolu dafay nekk li juriste di waaye question préjudicielle boo xam bu ñu ko réglé lu baree bari loo xamante nii jëm na si ñoom incha allahu taala dina nekk loo xamante nii dinañ ko mën a réglé en tout cas ñuy ñaan yàlla mu yóbbu ñu si jàmm fa mu daan jaar mu jaar fa defal ñu ci ndam waaw ren nag lu bees li nga xamante nii moo ci war a dugg dafa am lu ñuy woowee foire du Mawlud ndaxte gàmmu même Seydi Hadji Malick bi mu koy tëgg dugal na ci aspect foire boobu ren nag ñu ni nañ ci dox saisir nañ ci le président de la République le ministre des commerces mi ngi siy accompagner waa CICES foire ñoom aussi ñu ngi siy accompagner am na ay sites yu ñu identifié ñu bëgg def benn foire boo xamante nii dinañ ko organiser de telle sorte que du doon loo xam ne dañ koy def rek en 2017 mais dañ koy instituer mu commencé ren en 2017 mais nekk loo xamante nii day wëy at mu jot ñu am loo xamante nii dañ ko ciy beesal du yem rek ci waa communauté wala département bi mais foire internationale du Mawlud lañ ko tuddee te am nañu yaakaar ni ren ji enfin incha allah foire boobu dinañ ko tàmbali. foire bi fukki fan ak juróom la ñu bëgg mu duré ko dañ ko yéenee tàmbali bu fekkente ni bourde bi mi ngi commencé ba ñeenti fan peut-être même une semaine après le Mawlud donc si fukki fan ak juróom lu mu néew la ñu bëgg foire boobu ñu def ko fii ci biir Tivaouane. gannaaw bi ko xalifa bi joxe ndigal pour que ñu ñëw fii ci booru préfet def daje CDD mooy daje bi nga xam ni ci kilifteefu préfet lay am pour que ñun ñu daje comité d'organisation bi ak directeur de service yi saytu soxla yi nga xam ni mooy tax ñu am gàmm gu rafet yàlla dogal na ñu ngi jëm ci 115e édition gàmmu Tivaouane bu ñu jëmee ci mois de novembre jëm diggante novembre décembre ñu ngi xalaat sax booru 1er décembre ñu waroon daje nag saytu li nga xam ne yëpp mooy tax gàmmu gi jaar yoon loolu nag comité bi day ànd ak directeur de service yi ànd ak maire bi ñu waxtaane ko nekkoon na nag jataay bu xaw a yàgg tuuti waaw te dafa war a yàgg ndax mooy tax bu ñuy war defaat CRD ca Thiès wala demaat Dakar ci niveau ministre de l'intérieur liggéey bi gën a yomb alhamdulilah ñëw nañ fi ci turu Serigne Mbaye mu boole ñoog Seydi Mouhamadou Mansour mi mu ñëw wettali ñu pour que ñu def liggéey boobu waxtaane nañ yëpp nag wax dëgg yàlla ci ak xol bu yaatu ak déggoo ak yéene bu rafet ànd nañu daan ànde yàlla daanañu defal ay ndam ci yu weesu ñu ngi yaakaar ne bii yàlla nañu yàlla defaraat ndam yu weesu yi nga xam ne moom la ñu daan defal mooy ubbi nag activité préparation gàmmu gi su ko defee la ca aju ci topp ak saytu incha allah dinañu ànd ci ndigalam moom ak directeur de service ak commission yi nga xam ne ñoo yor liggéeyu gàmmu gi yëpp di ko saytu ndànk-ndànk biral nañ fi aussi ay yéene ànd gën a liggéey mbir mi ndax yan bu la dul yenn ko lu koy gën a woyafal da nga koy lijjanti te mooy li maire wax sànq ñun conseiller rek la ñuy mën a nekk au niveau de l'État ci wàll googu ci mu gën a mën orienté ak jàppaleem ndax bu si état dugalul loxoom du woyof moo tax li mu tudd sànq di lu am solo te mooy ñu di ñu jàppale de manière structurelle ba nga xam itam
responsabilité wu gérer dafay ajuwaat suñu loxo moo gën lu nekk rek ñu di ko laaj di ko laajaat loolu daal ni mu ko waxee d'accord nañ ci bu baax di ko gërëm moom itam ci yitte bi mu am parce que mu ngi def innovation ndax itam lu mel ni événement bu demee nii ngay di valoriser dëkk bi di organiser ay foire ànd na wax dëgg yàlla ànd na te it nag dëppoo na ak risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu itam ñu gërëme ko bu baax di ñaan yàlla daal ñu fekke ak tal vraiment tàmbali liggéey bi ak jàmm liñ ci wax te daayira yi war ko moom incha allah kilifa yi dinañ leen ko wax li nga xam ni autorité ñoo ko moom préfet mi ngi nii ànd ak ay kilifa état bi loolu yëpp dinañu àndandoo saytu yooyu yëpp ngir yàlla dimbali ñu def gàmmu gu am solo yàlla nañ ko yàlla boole defal di ñaan daal vraiment directeur de service yi baalu leen àq ndax itam jataay bi yàgg na weerante bi jàppal fii waaye yooyu yëpp ñu muñul ñu ko xam ne ñoo bokk mission bi loolu yëpp jàppale googu yàlla na ko fi yàlla saxal vraiment di ñaan sutura daay iman yàlla na ko yàlla defal xalifa bi